laboratoire Covid-19 di benn pàcc ci seen opération daan corona tey jii ñu ngi ci 13e numéro bi fu ngeen mënti toll dal leen ak jàmm kon ci suñu magazine niñ koy defee saay su ne ndaxte comme ni ngeen ko xamee feebar bii di coronavirus moom lañ ko jagleel naka noonu ak ni ñu koy xeexee ni ñuy def nag bés bu jot noonu la ñuy defaat tey jii maanaam xool tableau de bord bi ci situation du jour jëm ci feebar bi di coronavirus. xam leen ne ministère de la santé et de l'action sociale tey jii effectué na nag téeméer ak ñeenti test ci téeméer ak ñeenti test yooyu ñaar ñoo ci positif am coronavirus benn bi doon ab cas contact bu ay service am doon saytu beneen bi nag ab cas communautaire la wante nag li ci neex moom mooy am na fukk ak juróom-ñeenti malade yoo xamante ne wér nañu kon buñ ko xaymaa depuis le 2 mars nga xam ne ci la fi feebar bi dugg ba tey jii Sénégal kon ci bésu 12 avril enregistré na kon boobaak léegi ñaar téeméer ak juróom-ñetti fukk ci ay cas ci lim boobu nag téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn wér nañ am na ñaar ñoo xamante ne dañoo ñàkk seen bakkan am ci kenn koo xamante ne dañ ko évacué woon ca France ngir continuer faj bi wante suñu borom mujj naa jël bakkanam ak jamono ji nag téeméer ak juróom-benn yoo xamante ne ñu ngi ba léegi ci lalu hôpital yi ñuy sàkku ci suñu borom mu may leen tan bañ delluwaat ci seeni njaboot tey ji nag ci région yu Sénégal fi ñuy njëkkee moom mooy région bu Sédhiou rawatina jamono ji nga xamante ne suñu mbokk chrétiens yi ñu ngi féete lii di Pâques boo demee nag ca paroisse Saint-Jean l'Évangéliste foofee daanaka kenn nekku fa curé ba di abbé Yves Manga li muy sàkku ci suñu mbokk chrétiens yi rawatina ñan nekk ca diwaanu Sédhiou moom mooy ku ci nekk nga toog sa kër amal say ñaan ak julli yi naka noonu ndaxte jàpp na ne suñu borom mu ngi fépp kon dañuy dem ba diwaanu Sédhiou Bakary Konté tey fan nga nekk ci Sédhiou. Ibou Kane tey nag ñu ngi ci paroisse Saint-Jean l'Évangéliste de Sédhiou ñoo waxtaan ak abbé Yves Manga nekk curé de la paroisse de Sédhiou moom nag lu mu njëkk a métti rek mooy at bu nekk gis nañu paroisse day fees dell ak ay fidèles wante ren loolu mënul nekk lu ko waral feebar bi di Covid-19 ñëpp toog seen kër julli fa ndaxte mu ne seen kër yi sax bu ñu fa jullee mun nañ am yàlla loolu nag loolu la wone ci waxtaan boo xamante ne sekkante na ko ak ñun waa groupe Futurs Médias. du sunu coobare bu ñu tëjee ay lu mel ni kër yàlla xam te ne ñëpp foofu la ñuy jaamoo seen borom day ni feet bu ñuy ne feetu Pâques xam te ne dañ ciy xumbalu dekku Yeesu Kirista sunu borom donc ba su mbégte la ba su cofeel la bu ñu sañoon ñun ñëpp ñu ànd di màggal ànd tagas sunu borom Yeesu Kirista si bés bile. bu demee ba mel nii rek parce que dafa am lu tax ndax dañu nekk di dund si ay situation yu bu métti mi feebar buy law si àdduna sépp bu ñu ne coronavirus moo tax tey mënuñu ànd ak suñuy taalibe catholique màggal dekkalu Yeesu Kirista bi métti na lool si xol wante dañ koy dund ak cofeel dund ko ak ngëm ndax li ngëm li loolu la ñu am ñun ñëpp lu ñu bokk moo tax sunu kilifa diine ñoo ngi ñuy ñaax ku nekk fu nga mënta nekk rek sa biir kër mun nga toog jaamu sa yàlla. leneen tam loo xamante ne moom la ñaax askan bi surtout bokk chrétiens yi mooy mesures sanitaires yi ñu mun ko respecter ay joxante loxo ñu éviter ko ay rassemblement ak yooyu nuyoo bi loolu yëpp wane na ko ne dañ ko war a respecter pour mun a convaincre xeex ba génnee fi Covid-19 ci Sédhiou fii ci Sénégal. maa ngi leen di gën a ñaax ñi gën a takku gën a topp diggal yi surtout bu waa ministère de santé ndax xam nañu tey ñoom ñoo ñuy aar si wàllu wér-gu-yaram dalee ko si raxasu loxo yi xam nañu say su nekk boo génnee wala boo ñëwee war nga raxasu sa loxo ba mu set ak ndox ak eau ak saabu war nañu say su nekk encore tamit di jël sunu distance sociale yi 1 mètre ñi éviter tamit dajaloo yi yoo xamante ne mun na tax feebar bi gën a law. abe di ñaax ñëpp mu ne ku nekk yaay gouverner sa bopp loolu nag nan la mën a nekk gouverner sa bopp mooy lu gouvernement bi wax li état wax ñëpp nañ ko respecté loolu nag bu fekkee autogouvernance boobu am na rek
mu ne dina yomb trop ñu daan Covid 19 daan coronavirus génnee ko suñu réew. jërëjëf Bakary Konté ci diwaanu Sédhiou dañuy dem ba ci beneen région mu di région bu Saint-Louis maanaam Ndar Géej nag kon ni ngeen ko xamee ba tey jii nii juróomi patient ñoom ñoo fa nekk sous traitement wante feneen mu di Richard Toll foofee téeméer ak fanweeri doomu aadama jamono ji dañ leen ber ndaxte njort nañ ne seen yaram amaana mën na am doomu jàngoro ji ndax ay cas contact lañ ci premier cas bi ñu nemmeeku woon foofu ci Richard Toll ci dimanche Pâques ji nag Monseigneur Ernest Sambou moom moo jiite meesu résurrection de Jésus-Christ fële ca cathédrale bu Saint-Louis la mu ñaan moom mooy mbas bi di Covid 19 yàlla gaaw jëlee ko ci réewu Sénégal. ñu dem kon ba Ndar Géej ca cathédrale bu Saint-Louis fekki fa Ousseynou Diop. jërëjëf xam ngeen tey ci lu jëm ci miroir Covid 19 xam ngeen li ko waral ñu ngi fii ci biir cathédrale bu Saint-Louis jamono ji may wax ak yéen Monseigneur Ernest Sambou évêque bu diocèse bu Saint-Louis mi ngi nii di tàmbali li nga xamante ni mooy messe bu célébration résurrection bu Jésus-Christ. dañ ko amal ci jamono joo xamante ni dañu nekk ci xeex lii di coronavirus bi moo tax benn fidèle tey boo xamante ni nekk na fi nii nag lañ ko amalee Monseigneur Ernest Sambou nag ci kàddu yi nga xamante ni yëkkati na ko rek daan na gën a ñaax askan bi ci feebar bi ñu gën ci taxaw waaye tamit kenn ku ne xam lan nga ciy doxal tey ñu teewlu Monseigneur Ernest Sambou. fête bi moom xam ngeen ni changé wul nañ ko doon amalee lañ ko amalee li changé kay mooy ambiance bi moom amul ndaxte gis ngeen ni église bi moom tey jëlee dafa vide lii moom nekk na loo xamante ni lu metti la ci xol lu metti la dëgg-dëgg waaye nag lu ñu mën a jàpp la way tamit comprendre que ndaxte xam ngeen jamono jile fi ñu toll dafa nekk jamono joo xamante ni dafa doy waar lool. waaw lan mooy sa xalaat ci feebaru coronavirus bi ak digle yi nga xamante ni wax na ñëpp ñu topp ko. tey jilee xam ngeen nit ñi seeni bopp xam nañ bu baax li leen di xaar ndaxte mbir mi mooy dee wala boog dund ndax feebar bi bu fekkee ni daal na la mën na indil ay jafe-jafe ba nga mën sax ñàkk seeni bakkan gis ngeen ñu bare daal nañu faatu ci àdduna bi kon nag li ci gën a am solo mooy nit ñi seeni bopp xam ne ni bu dee mbirum dee la kenn ku ne da nga war a jël say matukaay yu rëy nag li ñu war a def mooy raxas seeni ay loxo loolu moom ñëpp wax nañ ko waxati ko waaye tamit ñu bàyyi bu baax a baax lii dajaloo ci mbedd mi leneen li nag mooy toog si kër yi xam nga loolu moom dafay xaw doy waar ndaxte ñun duñu waa Europe mën nga fa dund weer boo xamante ni du génn waaye nag fii moom xam ngeen ni dafa am ay góorgóorlu ñoo xamante ni la ñuy dundee sa bés ba lañ koy wute kon loolu day doon loo xamante ni day metti lool waaye nag ñu ngi sant bu baax ñu ngi sant yàlla ndaxte yaakaar nañ ni lii daan ci mës a génn ba rek lépp mën a jaarat ci yoon. C'est pour notre santé. xam ngeen ni ren amul ngalax ndaxte li ko waral mooy ñii di waay jàngu bi ñoom ñëpp dañu décider ngir loolu ñu tekk ci suuf ngir xeex lu jëm ci wàllug feebar bii di coronavirus am na nag kenn ko xamante ni dajal nañoo moom fidèle la chrétien daal nay wax xalaatam ci lu jëm ci wàllug mbir mi. waaw Ousseynou Diop ni nga waxee noonu la daanaka célébration bu metti la waaye nag dañ koy comprendre ñun chrétien yi ndaxte contexte bi moo ko laaj muy jamono Covid 19 mooy coronavirus bi kon bokk loolu bokk na ci li tax ba suñu njiit yi mooy njiitu jàngu yi daal di ñaax mboolemu chrétien yi que ren bu ñu defar ngalax parce que ngalax bokk na ci li nga xam te ne dañ ko daan defar ci feetu Pâques bi ñu koy séddale bokk ko ak suñu mbokku musulman yi donc ren nag ak contexte li nga xam ne moom mooy jàngoro bi di coronavirus tax ba suñu njiit yi laaj chrétien yi ngir ñu bañ ko defar. kon mi ngi noonu tey seen miroir Covid 19 ci Saint-Louis li ñu ko doon jagleel mooy lu jëm ci wàllu messe bi nga xamante ni amal nañ ko fii ak feetu Pâques bi nga xamante ni tey dafa am ci jamono boo xamante ni jamono boo métti la ak feebaru coronavirus bi. fii nag tey ci cathédrale bu Saint-Louis seen xarit Ousseynou Diop àndoon ak Habib Seck ñoo leen doon présenté liggéey bu ni mel. jërëjëf Ousseynou Diop ba tey ñu wéyandi ci jamono ji nga xam ne mbokku chrétien yi ñu ngi feete Pâques ak contexte bi di Covid 19 ban région la ñu jëm mu di Fatick sama région foofee nag amul benn chrétien boo xamante ne dem na ci église yi ngir nag feetu Pâques bi rawatina tey ci dimanche ji naka noonu itam ngalax bañ daan tàmm séddale ren kenn gisu ko
suñuy reporter dem nañ nag ba diwaanu Ñaaxaar nga xam ne dafa bëri communauté chrétienne bu nekk foofu kon ca région bu Fatick rawatina ca commune bu Ñaaxaar fa la ñu jëm fekki Aminata Goudiaby. tey jii nag ci feetu Pâques bi dañu doxantu woon ci bëccëg gi ba dëkk bi ñuy woowee Ñaaxaar commune la boo xam ne ci biir département bu Fatick la bokkee foofu nag li tax ñu dem fa mooy communauté chrétienne bi dafa am doole loolu waaye nemmeeku bi mooy boo demee ci njaboot yu bëri ñi nga xam ni noonu la ñu feetee Pâques ren ji taxul mu neex leen loolu ndaxte woor koor gi jeex ci diine catholique te demoo église nga lax bi séddalewu ko comme ni nga ko doon séddalee neexul lool ci seen ay biir xol kii ñu njëkk a taseel loolu la ñu wax. vraiment def ñu touché mais li ñu mën a def rek mooy ñu soumettre ci loi bi li ñu wax parce que aussi balaa ngay dem messe te nag lépp liñ ci def aussi dafa fekk ne rek dañooy bañ aussi propagation virus bi loolu doon lu xaw a doy waar mënuñu kontaan nu mu waree ngalax yi bu mënuñ ñàkk a am mais dañ koy def rek yemale ko ci famille yi. comme moom ni mu ko waxee nag ñu ci bëri si ñoom sax kër yi dañu wéet am na ci seen ay mbokk yoo xam ne Pâques dañ doon ñëw di ko fêter en famille waaye feebaru coronavirus gi nga xam ne dañu tere déplacement yu bëri yi am na ci ñoo xam ne sax fête jotuñoo ñëw defee ko ci seen ay biir njaboot waaye nag li ñu xamal rek mooy ñoom catholique yi terewul seen ay biir kër la ñu toog doon dund seen diine te itam doon def ay ñaan. instant bi moom santiruñu fête bi sax fête bu amee te ambiance amul aussi neexul te mees bi aussi demewul nu mu war a demee ndax fidèles yi yëpp dañoo toog seen kër yi ku nekk di prier en famille ñaan aussi Yeesu Krista bi nga xamante ne dafa dee ndax suñu bakkaar yi gën ñoo taxawu. paroisse Saint-Jean-Baptiste bu Ñaaxaar boo fa demee tey ji wéet la def ni mu mel tey melokaan bi ñu fa gis tey ji ci dimanche Pâques bi wuute na loolu ak yi fa daan am waaye nag terewul nag curé bi di ñu xamal ni ñoom jot nañoo def ab messe à huis clos boo xam ne moom moo fa nekkoon ak itam yeneen ñaari abbé mu ni sax def nañu ay ñaan yu bëri jëmale ko ci askan wi rawatina feebar bi di coronavirus jóge ci réew mi ba jeex fi tàkk. cérémonie yëpp am nañu jàng nañu chemin de croix jàng nañu messe su Pâques avec le nombre qu'on avait maanaam ñett labbe yi fi teew ci paroisse bi ak 2 ou 3 fidèles mais gis nga messe ak ñaan c'est vrai que nombre bi am na ci solo mais à notre niveau ñun comme ni ñu ko santé jàng nañu quand même célébrer nañu c'est vrai que c'est assez atypique mosuma ko dund nag dañ maa fàttali rek ne xëy na avant ñun ñuy ñëw ci àdduna li mel ni mos na am parce que peut-être l'histoire day répété wu mais itam loo gis rek dafa am njàngaat bu ci nekk mooy tey xam nañu ne labbe soxla na chrétien yi soxla nañ seeni labbe te soxla nañu itam bu ñuy dund ñuy séddoo di yokkalante xel te le fait simple que ñuy gisante itam am na ci solo voilà ñu ngi sant yàlla nag mu ñu may tey ñu mën a teew file ñu ñaan rek yàlla mi nga xam ne moom dara teewu ko musañu ci feebar bi la te ni mu gën a gaawee. fii ci Fatick nag nemmeeku bi mooy communauté chrétienne bi niñ dundee ren ji Pâques wuute naag loolu niñ ko doon dundee ñu ci bëri ci ñoom jàpp ne lii misaal la te war na tax ñu bëri jaaree fii jàng ci lu bëree bëri. jërëjëf Aminata Goudiaby comme noonu ngeen ko gisee kon ren ci feetu Pâques yi daanaka benn yëngu-yëngu amul benn julli ci église ak yu ni mel ñuy profito ci miroir Covid-19 di souhaiter nag mbokk chrétiens yi nekk ci Sénégal yépp ak adduna bi di leen souhaiter bonne fête de Pâques tey ñaan yàlla fête gu ni mel ñu gëj ko fee gis wala sax bu mu amati ci biir réew mi ba tey ñu wéyandi ci lu jëm ci prévention bi ci Covid-19 rawatina ci région yi. diwaanu Louga la ñu jëm rawatina ci département bu Linguère diwaanu Louga 18 cas positifs moom moo fa am maanaam benn cas communautaire la ñu fa nemmeeku woon cas boobu nag jot na wàll fukk ak juróom-ñaari doomu aadama ba tax mu doon 18 cas wante ci Linguère dara amu fa amul benn cas positif bu ñu fa nemmeeku wante li jaaxal rek moom mooy éleveurs yi maanaam sàmm gi ñu ngi ci ay jafe-jafe yu tar li ko waral moom mooy amul benn daral boo xamante ne jamono ji ubbi nañ ko loolee nag ñu ngi koy ñaawlu tey sàkku ci kilifa yi ñu gestu leen ci wàllu ndimbal. kon diwaanu Linguère la ñu jëm Mouhamadou Moustapha Ndiaye nuyu naa la. Ibrahima Kane maa ngi lay fay. waa jërëjëf Ibrahima ñu lay dalal rek fii ci Jolof mais laataa ñuy wax fi nga xam ne moo di département de Linguère ñu leen di xamal ne ci région bu Louga 18 cas positifs la ñu amoon waaye tey ci dibéer gi amul benn cas bu nu enregistré mu mel ne dimanche ba tey leen dooraa toog te amul benn cas di leen xamal rek ne fii ci département bu Linguère amagul benn cas bu nu enregistré waaye ñi nga xam ne nii ñoo di waa kër docteur yi ak autorité administrative yi ñi ngi def lu ne ngir xeex ak virus bi nga xam ne nii moo di Covid-19.
ci loolu dañ leen di demal fële nga xam ne ni moo di daral bu Daara Jolof foofu nag ña nga xam ne ñoo di sàmmkat yi ñi ngi jànkoonteek ay jafe-jafe yu taratar yu jëm ci wàllu koom gannaaw bi nga xam ne ni seen luuma bi ak daral bi tëj nañ ko ñoom nag ñu ngi yuuxu ngir ñu dimbale leen ci wàllu dund ak yu ni mel Labaka moo wax ci seen tur. situation coronavirus bi métti na ndaxte ñun dañ doon jaayatuñ ça fait 4 dimanches jaayuñ fu ne la doon nit jóge ñëw di jënd fii kenn ñëwatul dañu tere ku jóge région par région ñun ñi nekk daral bi sonn nañu borom jur yi sonn nañu ndaxte ku nekk leer na la ñun sàmmkat yi xam nga dencuñu xaalis nit day jóge kiram chef xaram ñëw indi ko fii jaay ko jëndoo ci ceeb jëndoo ci diwlin loolu amatu. bu nu jógee ca daralu Daara Jolof dañuy dem rek fa la nga xam ne moo di ca mairie bu Daara ndax ku ne xam ne ne luuma bi ak daral gi nga xam ne ni moom lan ajandi dafa am ay jeexital ci li nga xam ne moo di wàllu koom ci jëm ci mairie bi nag ci wàllu recouvrement dañoo am ay jafe-jafe ndax jàpp leen ne buñ daan am xaalis bu bari léegi mën na ne li ñu am bareetul ki nga xam ne ni moo di maire ba di Momar Ndiaye mi ngi ciy indi ay leeral. mairie bi sentir na que puisque soo xoolee luuma bi dimanche bu jot su doxee normalement war nañ mën a génne million wala ñaari million Daara day dëkk boo xam bi dimanche ñëppay def commerce donc chiffre d'affaires boobu manqué na parce que ñi am seen jur jaayatuñu commerçant ñi daa jaayatuñu ñi nga xam bi aussi dañu ciy yëngatu muy les dégâts collatéraux ñoom aussi gis tuñu seen bopp borom saret yi liggéeyatuñu borom voiture yi liggéeyatuñu même moto taxi jakarta yi liggéeyatuñu. bu ñu jógee ci Daara Jolof dañuy dem fële nga xam ne ni moo di commune bu Affé nag commune la boo xam ne ni am na 23 villages ka ko jiite nekk Cheikh Niang moom nag mi ngi ñaawlu li nga xam ne ni moo di population bi ña ngi koy def maanaam respecté wuñ couvre-feu bi nee na dañuy toog ba ñaar fukki waxtu ak ñaar ñu nekk ci bitti di taxawaalu ci loolu nag muy woote ndimbal lu jëm ci way takk der yi ngir ñu jàppale ko ci. waaw couvre-feu bi moom ñenn ñaa ngi ko respecté ñenn ñi respecté wuñ ko parce que gendarmerie lu mu fi ñëw bariwul. waaye wóor na ma ne bu ñu leen fi gisoon benn yoon rek danañ xam ne lii exact lu am la dafa am loo xam ne su fekkee yow ci télévision ak média yi rek nga koy dégg yow gisagoo ko doo ko gëm dëgg léegi nag ñu ngi xaar toujours rek yoon ñëw encore point bu moo ñu dese muy couvre-feu bi da ngay gis sax ba 22h nit ñi di tere ni ci biir dëkk bi. waa jërëjëf Ibrahima li leen indiloon fii tey ci département bu Linguère di leen xamal ne rek même si su fekkee ne amul benn cas bu enregistré. fii ci département bu Linguère autorités yi ñu ngi góorgóorlu di def lu man ngir xeex ak Covid 19 boobu ñu leen di jox dig daje beneen yoon incha allah jërë ngeen jëf. jërëjëf Mouhamadou Moustapha Ndiaye après Linguère dañuy dem ba diwaanu Rufisque comme ni ngeen ko xamee moom it doomu jàngoro ji mu ngi fa woon ba léegi itam mu ngi fa ndaxte am na fukk ak ñaari doomu aadama yoo xamante ne dañ leen testé woon ñu positif ci Covid 19 wante tey jii nag fukk ak benn rek la lim gi toll am na si kenn koo xam ne kon wér na diwaanu Tëngéej nag ñoom autorités yi am nañ seen stratégie boo xamante ne moom la ñuy dérouler ngir nag defante ko maanaam xeex bu baax a baax ak Covid 19 naka noonu itam ci commune yu sew-sewaan yi nekk ci biir dëkk ba yépp fu ci nekk renforcer nañ bu baax a baax lii di xeex bi kon ñu dem ba diwaanu Tëngéej fekki Ousseynou Thiam. waaw jërëjëf Ibou Kane gannaaw ba ñu la fayee nag lu jëm ci wàllu xeex jàngoro ji di Covid 19 ñu ngi koy wéyal bu baax a baax fii ci département bu Tëngéej tey nag dañuy taxaw rek xool ban stratégie la ville bu Tëngéej dégagé jëm rek ci wàllu xeex bii dañuy dem nag waxtaan ci ak ki nga xam ne bii moom moo yore lépp loo xam ne léegi moom mooy xeex Covid 19 ci lii di ville bu Rufisque. ville de Rufisque. depuis l'appel bi nga xam ne moom la président bi wax daf ñu fekk ci benn séminaire à Saly on a arrêté le séminaire bi ñu ñëwee au niveau de l'institution automatiquement mu mettre le maire Daouda Niang mettre en place une cellule de crise dénk ma ko cellule de crise bi li mu njëkk a def ay mesures en interne la ñu def mooy convoquer tous les services décréter un service minimum au niveau de l'institution municipale ba nga xam ne chef de service rek ñooy liggéey ba pare nag jël matukaay yëpp yi nga xam ne avant ngay dugg dafa mi ngay ñëw ci maire bi war nga xam ne avant ngay dugg na mu meloon bu njëkk ba ak na mu mel léegi c'est totalement différent.
waaw fële nga xam ni moom mooy hôpital Youssou Mbargane Diop ku nekk xam na ne hôpital bu bëri woon ay jafe-jafe la jëm ci wàllu ay moyens yoo xam ni moom la ñuy liggéey ak personnel ak yu ni mel mais nag gannaaw jafe-jafe yooyu nag ki nga xam ne nii moom mooy directeur hôpital ba xamal nañu ne ñoom daal am na ñu leen jàppale ba fi mu toll nii mën nañ dalal ay malades yoo xam ni dañoo am jàngoro jooju di Covid 19. waaw ñaanuñu ko yàlla mais hôpital lan ba épidémie bi amee pandémie amee ba léegi ñun chaque jour dañuy préparer wu di préparer suñuy agent que ni mën nañu xëy suba am benn cas bu ñuy jël en charge si jumtukaay yi am na lu nu si am macha allah même ba si ëppee yi mbubb yi ñu war a sol ak masque yi ak yëpp. et d'ailleurs sax fi mu ne si pandémie bi toll nañ si foo xam ne maa ngi koy wax chef sax bi léegi ni ko il faudrait que ñu xool nu ñuy génnee note de service à partir de lundi hôpital bi ku fiy dugg parce que defoon nañ fi fu ñuy raxasoo gel hydroalcoolique thermoflash à la porte mais dañ si bëgg a dolli port de masque obligatoire. jëm ci wàllu bilan bi nag daanaka soppeekuwul boobu ba léegi ci fukki cas ak ñaar yi nga xam ne nii moom la ñu amoon ci fukki cas ak ñaar yooyu sax am na kenn koo xam ne kii jàpp nañ ne wér na ba ñibbi këram mu des donc fukki cas ak benn fii ci département bu Tëngéej loolu nag lañ mënoon a jàpp rek ci situation Covid 19 fii ci département bu Rufisque Ibou Kane. jërëjëf Ousseynou Thiam ginnaaw Rufisque dañuy dem ba Diourbel maanaam Njaareem foofee nag dafa am ñaari mbir yoo xamante ne lu am solo la ci xeex bi ñu jëmale ci Covid 19 naka Njaareem ak fépp ci Sénégal mu di gel yi ak solution hydroalcoolique loolee nag kon daanaka ñëpp ñu ngi koy fàggandiku di ko yor ngir xeex ak virus bi di ko def ci seeni loxo wante tey ji nag ana naka lan lañ koy defaree ak lan moo leen wutalee dañuy dem ba hôpital régional bu Diourbel ngir xam ci dara Babacar Diouf moom moo fa nekkoon Babacar luñ ci mën a jàpp. tey ñu ngi fii ci diwaanu Njaareem ci hôpital Heinrich Leucke nag mooy hôpital régional bi nga xam ne moom moo nekk ci diwaan bi fii am na intrant boo xam ne nii bu am solo la dañ koy faral di defar fii nga xamante ni moo di hôpital bi intrant boobu dañ ko digle ci soo yorul saabu wala nga yore ndox moo raxasoo moom moo di solution hydroalcoolique fii nag ci hôpital bi dañ ko fiy defar naam lu tuuti la wante day tax ñi nga xam ne ñooy fajkat yi ñu mën a aar seen bopp. léegi pour rectifier alcool baa ngi nii c'est l'éthanol 96 degrés moom la ñuy utiliser c'est ce qui est recommandé par l'OMS donc am nañu peroxyde d'hydrogène H2O2 sur le marché 30% moo fi nekk mais ce qui est recommandé c'est le 3% donc on fait dañuy def dilution 1/10. waaw wax nga dëgg. beneen réactif bi mooy glycérine 98%. ak eau distillée eau distillée nag dañuy am appareil bi xam ne mooy distiller ndox mi appareil eau distillée bu ñu ko amul mën nañ def eau minérale buy baxal ko ba pare seddal ko utiliser ko. préparation bi jafe-jafe bu ñu ci mën a am mooy trouver intrant yi ci marché bi parce que parfois intrant yi mooy jafe am ci marché bi waaw comme peroxyde d'hydrogène bi dafa nekk loo xam ne lu jafe am ci marché bi la. mën na nekk alcool degré boo am. mën nga ko diluer mën nga adapter formule bi loolooy importance bi. lii nag buñ ko defaree ba pare ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéeykatu hôpital yi ñoom ñoo koy jëfandikoo parce que nag ñoom dañuy saafonte képp koo xam ne nii day ñëw ci hôpital bi ba tax ñoom danoo war a aar seen bopp ci feebar bi. contexte su coronavirus bi Covid 19 dañu gën a yokk parce que kii di Covid 19 ku wax Covid wax riposte léegi suñu riposte boobu nag. comme dañ ni doomu jàngoro bi muy coronavirus bi contamination aérienne la wala contamination de contact te ki di contact wax loxo wax ma ni porté moo tax ñu gën koo yokk pour di gën a setal loxo yi te ki di riposte di hygiène des mains te hygiène des mains boobu mënuñu wax hygiène des mains carrément sans parler du lavage te waxuñu waxu raxasu loxo yi ak utilisation ak friction solution hydroalcoolique boobu ñuy wax noonu. solution hydroalcoolique ak gel hydroalcoolique ñaari mbir yu bokkul la loolu nag tax na ñu laaj ki nga xamante ni moom xelam màcc na ci mu wax ñu lan mooy différence bi. différence entre solution bi ak gel bi solution bi c'est recommandé par l'OMS en plus le gel ça humidifie day taq booy seetlu gel bi day taq ci loxo soo ko defee boo defaatee. troisième fois tu seras obligé dem raxas sa loxo parce que day teg benn film boo xam ne microbe yi dañuy ñëw topp ci kawam voilà léegi troisième fois boo def tu seras obligé dem def lavage des mains avec de l'eau et du savon alors que solution bi nag mun nga def ba 100 fois te doo soxla lavage des mains
loolooy différence bi. hôpital bi nag li mu am ci jumtukaay pour defar bii solution bariwul noonu ba tax directeur bi fi mu nekk nii xelam dem na ci ñi nga xamante ni ñoo nekk ci diwaan bi maanaam ci région bi yëpp pour mu mën leen di servir wante balaa loolu dafa am jumtukaay yoo xam ne nii daf koy soxla. pour la protection du personnel parce que dañ ne woon comme sa mbir mi tàmbale na te xëy na protection personnelle bi moo gënoon urgent nañ ko defar pour fexe leen également ñoom ñuy aar personnel bi. Mais problème bi ñu ci am rek mooy il faut que buñ ko bëggee yaatal il faut que ñu am distillateur boo xam ni dafay am capacité bu gën a mag un distillateur de 12 litres par heure parce que distillateur bi ñu am dafa nekk distillateur boo xam ni 2 litres par heure la donc il faut que ñu am acquisition bu gën a mag pour ñu permettre également ñu gën ko mën a yaatal ci askan bi loolu bokk na suñu plan boo xam ni waxtaan nañ ci gouverneur et que moom porte na par rapport au comité de gestion des épidémies au niveau de la région de Diourbel pour que hôpital Diourbel mën na am un distillateur de grande capacité. jërëjëf Ibou Kane lii moo fi nekkoon xibaar yu tukkee ci xeex coronavirus ñu leen jox dig daje fii ak suba. jërëjëf Babacar Diouf kon ñuy fàttali ne kon ci diwaanu Diourbel nag amoon na kon ñetti cas ba jamono jii nii ñu nekkoon Touba kon Touba ni ngeen ko yëgee fan yi ñu génn am na benn cas communautaire bu ñu fa nemmeeku woon ak ñaari malade yu mu fekki woon yoo xamante ne ba léegi ñu ngi woon ci lalu hôpital yi waaye ñu jàpp ne ci bésu tey jii kenn ci ñoom wér na kon Touba ñaari cas dong ñoom ñoo fa des kon mu nekk ci région bu Diourbel. bu ñu jógee Diourbel dañuy dem ba région bu Kaffrine ca Ndoukoumane maanaam foofu itam amul benn cas positif boo xamante ne nemmeeku nañ ko fa ci Covid 19 bi wante personnel de santé bi nag ñoom jamono ji ñu ngi sant bu baax a baax ndaxte li ko waral mu di téeméer ak juróom fukki thermoflash ONG World Vision moom moo leen ko jagleel loolee nag ñu di ko rafetlu bu baax a baax. kon ca Ndoukoumane la ñu jëm fekki Omar Ndiaye nuyu naa la. ñu ngi lay nuyuwaat di la dalal fii ci diwaanu Ndoukoumane di la wax ne fii ci diwaanu Kaffrine jàppal ne amuñu benn cas de coronavirus boo xam ne nemmeeku nañ fii bu ñu sukkandikoo ci kilifa yi ngànk kër docteur gi waaye nag am na benn taxawaay boo xam ne yenn ci ay ONG yu nekk ci diwaan bi ñu ngi koy taxawee. Kaffrine ñaar fukk ak juróom-ñetti poste santé yi doon nañ jàmbat lu demee ni ki thermoflash. Thermoflash aussi 150 lañ lancé les boîtes à masque aussi 200 boîtes lañ ci lancé les solutions hydrauliques aussi 500 boîtes lañ ci lancé kit de prélèvement 350 sac poubelle 200 gants eau de javel ak savon. sëñ Ibou lu ñu ngéeji woon la ñoom kër docteur yi nekk ci diwaanu Kaffrine ndax bu ñu sukkandikoo ci MCR di Moustapha Diop. ni ni lii kat dina tax ñu gën a mën a jaamarloo xeex bi. ñi nga am mbégte jot matériel bi boo ko seetee am na dispositif lavage des mains boobaak léegi amuñu fi benn cas positif de coronavirus waaye nag ku xam région de Kaffrine xam ni dafa nekk région à risque ndax dañu am gannaaw et puis surtout dañu am frontière ak dëkk yu bari yi nga xam ne dañu am coronavirus bi kon matériel bi dina ñëw jàppale ñu ci li ñuy wax dispositif de prévention ba nga xam ni ñun suñu mbëbët. mooy coronavirus en tout cas ñu kar ko ba nga xam ne du dugg ci biir région bi. tumuraan ko woon na fi trop ndax tey jii boo ko xoolee ba ci biir sax matewul poste de santé yi tey tamit am na yeneen secteurs yi nga xam ne dañ ko soxla surtout suñu mbokk yi nga xam ne ñoo nekk gendarmerie ñoo nekk police ñoo nekk eaux et forêt ñoo nekk ci axe frontalier yi surtout dañ ko exprimer woon donc lii dina tax ñun suñu ay besoins yëpp ñu couvrir ko en tout cas par rapport à la riposte. sëñ Ibou naam am na ay ndimbal yoo xam ne yenn kuréel yi. jot nañ ko def ak yenn kilifa yi ñuy xaaree nag beneen jéego boo xam ne nguur gi mi ngi koy teg ci kawam ngir gën a dooleel wàllu woowu waaye li ci gën a am solo sëñ Ibou sàmmonteeg ndigle koy docteur waaye tamit teg ci gàttal tànk yi tey toog suñu kër sëñ Ibou. jërëjëf Omar Ndiaye ca diwaanu Kaffrine ñu dem nag ca diwaanu Matam laata ñuy jeexal diwaanu Matam naam moom it ba léegi amul benn cas positif ci Covid 19. wante nag jamono ji gendarmerie ñoom ñu ngi def seen kéem kattan lañ ca jublu nag mooy digle yi ñëpp respecté ko rawatina lii di couvre-feu bi ñoom takk der yooyu nag foofee ca diwaanu Matam daanaka askan bi yëpp ñu ngi rafetlu seen taxawaay foofee ca diwaanu Matam. ñu dem kon ba ca diwaanu Matam ci bët gànnaaru réew mi fekki Ali Bandel ña maa ngi lay nuyu.
Ibou Kane maa ngi leen di fay tey jii ñoo ngi ci brigade de gendarmerie bu Ourossogui gendarmerie nationale ñu leen di jaajëfal bi ñu yombalee tey ñu fas yéene ànd ak takk der yi nga xam ni ñoom moom monde rural bi rawatina région bu Matam tey jii nag ñu fas yéene ànd ak ñoom ci dëkk Ourossogui di benn pàcc di dëkk bu gën a mag bu fare ci région bu Matam ñu nar a xamle ak sénégalais yi takk der yi ni ko capitaine bi waxee léegi duñu ay noon te ñoom seen bopp xam nañ ko ndax ci guddi gi tey di ngeen gis li nga xamante ni noonu la ñu dëkkee ak citoyen sénégalais yi léegi nag laata may xuus ci mbedd yi ci biir oto yi ak ni ñuy liggéeyee damay jokkoo ak capitaine Ndiaye mi nga xam ni moom mooy commandant compagnie gendarmerie bu Ourossogui capitaine ñu ngi lay dalal jàmm fas yéene ànd ak yow ñu bëggoon rek ci résumé nga wax ñu digle yi nga xam ne digal nga ko sa troupe yi est-ce que ni nga ko doon defee depuis bi couvre-feu bi door rek léegi. Ali Bandel di rafetlu seen taxawaay ci liggéey bi. discours bi ngeen dégg moo wax éléments yi moom lañ leen di wax chaque jour te du fii rek lañ leen koy wax nañ leen ko wax fii waa Kanel wax leen ko waa Agnam wax leen ko ndax suñu commandement daf ñoo soñ ne ñun éléments yi suñuy dem si terrain bi nañ toog waxtaan ak ñoom wax leen ñu rafetal liggéey bi nag ci ñaari pàcc la ci guddi gi am na benn pàcc boo nga xam ni dañuy teg ay nit ci benn point fixe mooy dañuy taxaw ci benn point am na ñoo xam dañuy wër mais liggéey bi gën na yaatu lool ndax fu mu toll nii kii mooy lieutenant Ka moom mooy yor SIO kii mooy CB Ourossogui kii mooy sama adjoint mu toll nii ci gox gi yëpp def nañ fi ay dispositifs ba nga xam ne am na ñu nga xam ci frontière bi la ñu nekk am na ñu nga xam ne dañ leen yóbbu ci dëkk yi gën a sore pour ñu mun faa nekk comme ça à partir de 20h ñëpp mun na taxaw ci liggéey bi. ñu defee respecter couvre-feu bi nag xaw naa am départ bi amoon na tuuti jafe-jafe mais le fait que ñoom CB yi ak autorité administrative bu ñu demee waxtaan ak nit ñi sur le terrain liggéey bi commencé na yomb. mbedd yi kenn nekku fi gendarme yi jël nañu position ci point stratégique dëkk Ourossogui ku xam dëkk bi xam ne heure bi da doon xumbu waaye couvre-feu bi moo fi jaar askan wi itam c'est des patriotes xam nañ ni feebar bi moo ko waral ba ku ne des na nga sa kër instant bi takk der yi kott ngeen di gis ci mbedd mi yaa ngi gis oto yi ngeen di gis nii oto gendarmerie yi la jël nañu position ci mboolem point stratégique dëkk bi ñu ngi fii nag ci Carrefour Ourossogui. mais avec beaucoup de sensibilisation et de tact léegi ñoom comprendre nañu ba waxtu bi si waaj a jot sax ñoom ñëpp dañuy fatu soo fi ñëwoon 19h30 dina gis ne que ñëpp a ngi doon préparé wu pour dem niñ koy defee ci Ourossogui nag noonu nañ koy defee ci gox yëpp ba ci village yi gën a reculé niñ ko defee nii nag am na dispositif ba nga xam ni niñ ko teg ci frontière bi ñoom ñooy patrouiller boole nañ ci sax patrouille fluviale nga xam ni daa am ñu nga xam ci biir dex bi la ñuy patrouiller Ourossogui dina ko def Waoundé dina ko def ñu jël frontière bi di ko def ba ñiy jógee Dembankaane ba Matam ñiy jógee Matam dem ba Gurel Omarli. léegi am ñu ngi fii ci dispositif bi ñu def booy dugg Ourossogui ñu xam yoon bi boo jógee Linguère di dem Ourossogui fii la ñu amee dispositif de lavage des mains bi ak thermoflash bi gis ngeen ko ci image yi fii nag dama fii ne fekk waa Croix-Rouge nga xam ni bi xeex bi dooree ba léegi ñoom it nelawatuñu ndax fii chaque jour matin midi soir ñoom ñoo ngi fii. gendarme yi ñii suñu parents lañ ñun ñoo bokk terrain bi. ñoo bokk terrain bi on est là après franchement ñoom sax ñoo tax ñun suñu liggéey gën a yomb waaw ñu ngi fii ak ñoom entre camarades voilà entre camarades eux ils nous comprennent quoi parce que ñun peut-être c'est la première fois ñu nekk ci dispositif bu mel ni après ñoom ñu ngi fii di ñu jàppale di ñu conseiller et ñun tamit gis nañ ils sont en train de faire un bon boulot. alors Ibou Kane mbir mi jeex na daanaka lii moo nekkoon pàcc bi nga xam ni gendarmerie nationale may ñu ko di kon soññaan mbokku Sénégal fu ngeen nekk na ngeen des seen kër di sàmmonteeg dig li nga xamante ni moom la technicien de santé yi digle léegi nag xanaa rek di jox dig daje ba ëllëg incha allah ndax suba bu soobee yàlla ñu ngi fas yéene ànd ak yeneen takk der mu di waa police nationale dinañu ànd ak mboolem force de défense et de sécurité yi fare ci région bu Matam bu soobee yàlla dinañ ko daan jërëjëf. jërëjëf Ali Bandel Niang kon mbokk yeeg xarit yi tey nag région yooyu lañ leen jagleeloon ci miroir Covid-19 wante laataa ñuy tàggoo dañuy xoolaat tableau de bord bi ni ma leen ko waxee ci ndorteel bi bésu tey ji Sénégal ñaari cas yu positif la am benn bi doon ab cas contact boo xamante ne service su ministère de la santé et de l'action sociale ñu ngi ko doon topp beneen bi doon ab cas communautaire wante nag am na fukk ak juróom-ñeenti malade yoo xamante ne wér nañ ba génn hôpital kon ci xayma ñu waxaat ko bésu tey ji li ko dalee ñaari fan ci weeru mars ba
ba tey jii Sénégal enregistré na ñaar téeméer ak juróom-ñetti fukki cas ci lim boobu téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn wér nañ ñaar ñàkk nañ seen bakkan kenn ki ñu évacué woon ko France ngir faj ko wante yàlla mujj na jël bakkanam kon génn na àdduna moom it ba tey ji nag kon téeméer ak juróom-benni patient ñoom ñoo nekk ci lali hôpital yi di faju ñuy fàttali itam ci wàllu région ba tey ji nag juróom-ñeent ci ay région yu Sénégal ci 14 yu mu am fa la feebar bi dugagum kon mbokk yeeg xarit yi miroir Covid 19 la woon lépp aju ci opération daan corona rendez-vous suba ngir nag 14e numéro bi ak Faty Dieng jërë ngeen jëf.